salaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi seetaan Mbour TV matinal am mbégte jàkkaarloog yéen àjjuma fukki fan ak juróom-ñett ci weeru janvier 2019 ñu àndandoo rek yéen di leen ziyaare ñëpp yéen ñi seetaan ñëpp di leen am contentement tamit di jàkkaarloog yéen saa su nekk te yéenay tax ñuy xëy fajar di nekk ak yéen di leen waxtaanal li nga xam ne ni moom moo xew ci réew mi waaye émission bi dama ci àndal toujours ak mbégte sama ñaari siste yi Aïda ak Binta ñoom ñëpp ñu tamit kenn ku ci nekk indi ci li nga xamante ni moom mooy doxal émission bi waaye laata loolu nag dama leen di bàyyi ñu nuyoo dalee ko siste Binta moom mooy yor rubrique bi nga xam ne ni moom mooy rubrique Dóor waax ci Mbour TV Binta na nga def. maa ngi fi Djib Diop Ndiaye Aïda nuyu naa la. li nga def ci vendredi bi foor na ëpp na. di téléspectateurs yi Mbour TV yéen ñi safoo seen émission saa su ne Mbour TV matinal la siste Binta ñëw ak yéen ci seen rubrique Dóor waar di siyaare ñëpp di leen rek bon vendredi à tous à toutes ak ñi nga xamante ne ay wax dëgg yàlla nee naa leen comme ni ma leen ko waxee woon rek ku lay seetaan rek mooy sa mbokk suñu fidèle téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu lu bëri bëri di la ndokkeel ci vendredi bi su ko defee ji bi dama lay daal di jox kàddu bi rek ba ci kanam. soxna Aïda maa ngi leen nuyu. ji bi maa ngi lay fay la siste Binta maa ngi lay fay sañse bi tuddee naa gis naa la yow tamit. mbokki téléspectateur yu internet Mbour TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu kilifa diine kilifa aada comme niñ koy defee rek saa su nekk li nga xamante ne mooy suñu gàllaaj. mënuñu ko di bañ di def ci suba gi di ñaanal yàlla ñi ci hôpitaux yi yàlla yàlla fëgg seen bopp. ba ñu mën a dellu ci seen njaboot waaye ñi nga xam ne caabi da leen a féete ginnaaw yal na yàlla delloo leen seen njaboot ba ñu bañ a def leneen lu leen fay dugalaat di ñaanal ñëpp vendredi jàmm ak salaam di leen ñaanal weekend bu neexal ne di leen wax nag chaque jour ñii rek lay demee Mbour TV matinal ngeen ciy am ci Djib Ndiaye ak siste Binta ak Aïda muy may ñëw ak yéen ci seen rubrique société ak civisme muñ la baatu askan wi li nga xamante ni moo nekk ci dëkk bi moo di ko jëli di leen ko tegal sur table ñu di ko fas yéene waxtaanee rek dama leen di delloo kàddu gi ba ci kanam tuuti ñu gën ko faram-fàcce mu gën a yaatu. jaajëf Aïda kon dañuy ànd ak yow dem seeti ji Binta Fashion suñu sponsor leader boobu. waaw dañuy dem riche rek xool li nga xam ne mooy Binta Fashion Cheikh Koumba ñu dellu si waat ci seen plateau Mbour matinal. képp ku bëgg lu baax bëgg lu yànj bëgg lu rafet bëgg foo sañsee génn ñu xoolaat la jokkool ak Kër Binta Fashion Kër Binta Fashion Cheikh Koumba gérant bi moom mooy Ahmed Bibi Ndiaye wala nag gérante bi di Bourel Gueye képp ku bëgg ci sañse yu rafet yi képp koo xamante ni bëgg nga montre bëgg greffage ci couleur bu mu mënti doon cheveux naturel original képp koo xamante ni bëgg nga écran plat képp koo xamante ni bëgg nga matériel buy jógee fële ca Dubaï directement wala ca États-Unis directement demal seeti Kër Binta Fashion chez Koumba gérant bi di Ahmed Bibi Ndiaye ak Bourel Gueye bu la neexee sax da ngay woote ci numéro téléphone bii di 77 987 58 37 jëlal 77 987 58 37 kooku moom mooy Bourel Gueye nga woo ko rek mu fekk la fi nga nekk indil la ci marchandise boobu wala nga woote ci 77 774 60 68 kooku moom mooy Ahmed Bibi Ndiaye wala nga woote ci 77 021 55 71. képp koo xamante ni bëgg nga ci sañse yi dëkk ci Ngaparou Somone Ngekoox wala Sindia mën nga woo kooku ci Ndey Coro Boy ci 77 185 72 27 mu indil la ko ba sa kër wala nga woo Mamadou Petit Boy ci 77 419 93 09 yow mi dëkk Ngaparou Somone Ngekoox wala Sindia ci numéro téléphone yooyu ngay woote ñu indil la yére Kër Binta Fashion yi. gérant bi moom mooy Ahmed Bibi Ndiaye wala kooku di Bourel Gueye numéro téléphone bi 77 la 987 58 37 wala 77 774 60 68 wala 77 021 55 71 lépp luy matériel bu jógee fële ca Dubaï original nag. waaw yaa xam yére la dàll la saag la greffage la perruque la cheveux naturel la wala montre wala matériel électroménager wala ay téléphones yoo xamante ni ay classe la yoo xamante ni ñu ngi jógee fële ca Dubaï wala ca États-Unis directement. Kër Binta Fashion chez Koumba moo leen di may seen émission Mbour TV matinal.
ay ca bàkk ba jibatina Binta Fashion jugati ak ay xeeti baax-baaxam lépp loo xam ne cheveux naturel la 100% longueur boo bëgg am na ko waaye couleur tamit bàyyiwul benn couleur yéen ñi nga xam ne da ngeen a am ngénte wala ngeen am mariage Binta nee na indi na leen lépp loo xam ne xeetu sañse la wala accessoire lépp lu ngeen ci bëgg rek bu ngeen contacté ci numéro téléphone yooyu di ngeen jot ki nga xam ne mooy waa kër Binta Fashion chez Kumba waaye yéen ñi nga xamante ne da ngeen a bëgg veste yu baax veste yoo xamante ne ni qualité lay doon Binta nee na indil na leen ko waaye tamit li nga xamante ne ni mooy chemise yi ak lacoste xale yu góor yi Binta fàttewu ko benn yoon comme ni ma leen koy waxee rek chaque jour Binta nee na yéen ñi nga xam ne da ngeen a bëgg a réparer seen peau Binta indil na leen jiw boo xam ne spécial jiw la pour teint noir ak ñi nga xamante ne dañoo xeesal ba bëgg a bàyyi xeesal wala sax dañoo bëgg a raxas seen teint rek pour am teint marron. waaw gars yi de seen challenge 2009 2010 da nga ciy gis ku ñuul 2009 ñuul kuk 2019 mu mel ni tubaab faatu tubaab. loolu lépp jiw yi la de. jiw yi la changement la. muy dund mu ne ñaan la yàlla. nañ gërëm skin light rek skin light moo fa jaar. waaw mu ngi moo ngi noonu kon nag. Binta daal mooy Binta fépp. waaw moom mooy Binta fépp. voilà mu ngi noonu ñu koy nuyu bu baax Binta Fashion ak ña fa nekk ñëpp di leen bëggee bu baax a baax dañuy ànd ak yéen léegi dem seeti météo du jour daal di dellusiwaat ci plateau bi léegi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, cette météo de ce jour débute avec cet avis de vent fort. Donc, un vent assez fort de secteur nord pouvant atteindre ou dépasser 40 km sur toute la côte à partir du vendredi 18 janvier à 6 h du matin jusqu'au samedi 19 janvier à 23 h. Cette fraîcheur nocturne et matinale qui sera de mise sur l'ensemble du territoire sénégalais et des bandes de nuages d'altitude en provenance du sud-ouest qui vont intéresser par endroits le sud du pays, laissant le reste du pays sous un ciel ensoleillé. Prochaines 24 heures par une baisse toujours généralisée des températures sur l'ensemble du territoire sénégalais. Comme je vous l'avais dit tantôt, cette baisse sera beaucoup plus marquée vers la petite côte à Mbour qui enregistrera 15 degrés. Une moyenne de 18 allant de 20 degrés sera notée sur l'ensemble du territoire sénégalais, hormis Tamba qui enregistrera 22 degrés qui sera le maxi des mini. Donc des températures qui vont atteindre les 39 degrés. 39 degrés qui sera attendu toujours vers le Sénégal oriental sur l'axe Matam-Bakel allant un peu vers Tamba jusqu'à Kédougou qui vont atteindre 39 degrés sous un ciel ensoleillé. Retenez aussi cet avis de vent fort qui va débuter dès ce vendredi à 6 h et qui prendra fin le samedi vers 23 h. Ceci met fait en votre bulletin météo. jërëjëf loolu moo nekkoon seen information météo du jour ngeen xam ci jamono ji nag xaw na sedd lool kon célibataires yeeg ñi nga xamante ni ñoom ñooy fanaan ci mbedd mi yaakaar naa ne daal dara gënul métti ngay bankalu yow kenn wutoo mbàjji ñaari nopp di ko defee noonu kon yàlla ñu yàlla may ñu ñëpp ñu am ñi gars yi amagul yàlla na leen yàlla waaw gars yi amagul yàlla na leen yàlla may mbàjji ñaari nopp waaw di leen wax ne célibataire métti na trop dem leen wuti ji soxna yéen célibataire yi jigéen ñi dem leen wuti jëkkër sedd bi métti na trop waaw kon bu ko defee ngeen mel noonu rek yàlla dimbale leen ngeen am soxna yéen ñëpp ak jëkkër Binta n'est-ce pas Aïda du noonu yéen a ngi nii ñu ñaar ñi sax ju ngeen yaa ngi jekk nee naa la réew mi toll na foo xamante ni jël leen guru yóbbu loolu du kerso du ñàkk ngor du ñàkk kersa jëlal guru nga yóbbu nga dem nga ne ko ki nga bëgg ay mais loolu du ñàkkee sax ki nga bëgg ay dama jëlal guru nga yóbbu ko ne ko man samay waa ji d'accord naa kaay takk ma wala boo ma takkul ma takk la. Binta tey lan nga ñu indil ci Dóor waar. ku la takkul demal nga takk ko àdduna amul solo lépp teraanga la. waaw teel micro bi. loolu xalaat 2019 la xew. baax na am na ñu koy def ci suuf am ful la de da ngay gis xale bu jigéen bu toog ci lalu yaay bu muuru ñu naan ko heure ménage te boo toppee ménage bi mu am daa dem takk ji borom këram ñun àdduna amul solo góor dafa raar population bi dañoo raar góor dafa raar bu amee góor bu baax takkal demal jëli góor ñëw mu takk la wala nga takk ko
bisimilah Binta. waa Djiby Diop Ndiaye su ko defee rek ñu ñëw si seen rubrique Dóor waar rek Binta nee naa leen chaque jour rek ak lu bees lu may ànd ak waaye du lu bees ndax liggéey moom kenn ku nekk yaa xam si li ngay yëngu tey dañuy daal di dem si ñi nga xamante ne moom ñu ngay jaaykati ndékki ndax kenn ku nekk rek boo yeewoo sa la li ngay njëkk a def mooy ndékki dafa am solo bu baax a baax. amoo ci balaa dara may sax wax ñi koy jaay ba pare. dinaa wax li nga xamante ne moom mooy ndékki dafa nekk loo xamante ne nit ki boo yeewoo ci sa kaw la moom ngay njëkk a def. am na ñoo xamante dañuy taamu café dañuy njëkk naan pour nga mën a sawal. lépp looy def avant ngay def dara liggéey boo mënta def rek. faaw ngay utiliser li nga xamante ne mooy ndékki kon ndékki am na solo bu baax a baax te am na effet bu baax a baax si li muy def si nit. li muy def si nit am ñoo xamante ne tamit dañuy taamu di ndékki ay 7 heures am ñoo xamante ne 6 heures am ñoo xamante ne 9 heures 8 heures ba midi am ñoo ku nekk ak sa heure ku nekk li la arrangé moom ngay def. waaye da leen ndékki dafa baax da ngay gis ñoo xamante ne dañ lay naan carrément. man ndékki sonalu ma. man ndékki laa gën a préféré que añ. man ndékki su ma ndékkiwul damay am problème. ñoo xam ne dañuy yeewu duñu te loolu wóorul tamit nga yeewu sa kaw la tëgg ba bërsëg bi nekkoo dara wóorul si. moo tax nga koy jëlal temps gàddu bagage yëpp dem toog rek. non la dama koy jëlal temps moo gën a war Djiby parce que guddi dafa yàgg. nga yeewu lekkoo dara nekk si bërëb liggéeykaay wóorul da leen lekk dara. boo xëyee te lekkoo sax sa xel mi du tijjeeku de. dañu fanaanoo woon dëgg. dëggal waxin mag yi muy wax boobu. moom 6 heures du matin lay ndékki ay de 6 heures du matin lay ndékki. ayca bisimilah waaye man moom 9 heures laa taamu. ay 10 heures. waaye su ko defee rek Djiby am nañu élément dañuy dem rek rési. waaw daal di xool élément bi après ñëwaat. maman na nga def. maa ngi sant bu baax. yaa ngi si jàmm. alhamdulilah. baaxee ñu tur bi. Yaxi Laalo Siis. Yaxi Laalo Siis. sa place bi nu mu tudd wala amul. kii maam petit déjeuner maam Jaara. maam Jaara waa kër maam Jaara. waa kër maam Jaara loolu foofu waa Mbour TV fii la ñuy ndékkee. waaw fii lañ waaw presque ñëpp fi la ñuy ndékkee wax dëgg yàlla. waaw fii la ñuy ndékkee. maman ba nga dalee commencé jaay ndékki ñaata at léegi. waaw am na 20 ans 97 la woon. mbaa yaa ngi ciy yëg sa bopp. waaw maa ngi sant yàlla bu baax nag. waaw man ak sama benn mag ñoo fi nekk. Maama Camara. ku ma bëgg. ku ma yërëm. ku ma fonk jël lépp teg sama loxo. koy ñaanal fan mu gudd rek ak wér. yàlla defal ñu ko defal ko mbooleem jullit. waaw sama benn mag man moo fi nekkoon rakkam la moom moo daan toog fii man ma daan toog fii si biti. mais léegi dafa taxu Dakar foofu la nekk moom maama ñoo bokk ndey rek baay waaw. maman 20 ans boo bëgg yaa ngi jaay ndékki. waaw jaay ndékki bi méttiwul noonu. non non mettiwul noonu parce que dinaa teel a yeewu daal def li may def naa yeewu presque ay 5h30 commencé te duma yàqal sama liggéey naa liggéey sama liggéey ko ba pare doog a commencé togg ci suba gi nag laay togg waaw man duma togg fanaanal damay xëy togg lépp waaw. waaw man mën naa la seede ndax man ma ñëw ci nekk na ngay jaay ndékki. waaw sa ndékki moom li ma ci gën a neex moo wax dëgg yàlla neex na te set na. lan ngay wax ñi nga xamante ne dañuy jaay ndékki. waaw ñuy jaay ndékki nan la war a mel. ah dafay comportement bu baax di kaf de rek ay clientam bu ko defee ñun ñime ko daal bañ ko ragal parce que lépp daal si mu set daal hygiène daal lépp ci daal si la nekk daal waaw ñu set sellal ko daal waaw te laabirante ku amul rek nga def ko ni sa bopp daal def ko ni sa doom parce que kenn xamul daal yàlla rek a xam. gis nga ne liggéey baax na. waaw liggéey moom baax na xëy neex na wax dëgg yàlla waaw maa ngi ci gis sama bopp sant yàlla. ñu deful dara daal ñu jéem a wut lu ñu def rek parce que toogaay amul njariñ waaw nga am sa soxla làmb sa pooj faj ko waaw jar naa liggéey day na trop wax dëgg yàlla waaw dina ko jàppale moom wax dëgg yàlla ko jàppale bu baax ak njaboot gi waaw waaw maa ngi gërëm ñëpp di la gërëm yow tamit yow moom kenn gënu la wax dëgg yàlla macha allah ak Mbour TV ñoom Djiby Saliou ñoom Djiby Diop Ndiaye Zal ak ñooñu maa ngi gërëm ñëpp daal fàtte ko ak Mohamed. ñi ngay jaay neex na ba pare set na wax dëgg yàlla suñu fi ñëwee des fois ñu andi suñu 500 maman jox ñi lii jox ñi laa. ci ngeen bokk yéen bokk ngeen ba pare yéen moom bokkatu ngeen ba pare maa leen di ñaanal yàlla rek sa kaw ca kanam rek waaw ku leen di xaar yàlla na xaar di yàlla jàppal leen baax seen liggéey yéen ñëpp wax dëgg yàlla ku ñu baax ngeen. wax dëgg yàlla ba ma leen xamee ba léegi daal nii laa leen xamee daal waaw baax yàlla noonu. waa gis ngeen suñu moment boobu mi ñu kii woon. mère ya
waaw mère Yahi waaw. suñu maman la suñu lépp la kooku suñu xarit la moo ñuy jaay ndékki moom mooy client Mbour TV may nañ dédicace bi baax na lool maman ñu ngi la koy gërëm di la ko santé waaye li mu wax ci élément bi am na solo bu baax a baax ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy clients yi jibi tey nee naa la avant tout d'abord nit ki du caagara ndékki kat jaaykat ndékki moo war a mel noonu waaye bépp liggéeykat da nga war a naar biir maanaam nga oyof ndax njaay mooy jaay boppam comme ni ñu koy waxee mooy jënd boppam njaay mooy jënd boppam tey ji nit ki ñëw sa place fekk sa kanam bi mel yenn melokaan su dee dafa bëgg a jënd dara si yow du ko jënd day wàññeeku tax dafa yor xaalisam bul ne diw dama koy jaay danga koy jaay waaw mais xaalisam la lay jox nit boo koy jaay rek ubbil ko kanam boo xamante ne tey bu ñëwee bu subaa dina sawar a ñëw sa place am ñoo xamante ne dañuy attirer clients yi tey ji bu ñu defaree seen lekk dañuy lekk bu fanaan lañ lay def tey jii buñ jaayee bu desee dañ koy dugal si frigo mbaa ñu teg ko fenn fi nga xamante ne du yàqu waaye loolu man conseil wu ma benn jaaykat yi surtout jaaykat ndékki ndax biir dafa sensible te lu dugg si biir mënul génn li nga xamante ne tamit mooy set. parce que day génnaat beneen anam. waaw waaye du loolu moo tax ñuy wax tamit ji bi parce que biir moom lu xas ba dugg moom. mooy loolu xanaa déggoo ñu ne la biir kaso la. waaw lu ci dugg balaa nga koo génnee foog nga sonn. waaw xaw ma lu ci bokkul nag yàlla bu mu nekk lekk bu bon pour mu génn ci yow foog boo xeful di ci jëlee feebar. waaw kay noonu la loolu buñ suñu ko waxee rek suñu xel bi dafay daal di dem si hygiène parce que am ñoo xamante ne bu ñuy jaay lekk boo leen fekkee si yenn melokaan ay bu dee lekk boobu dalaa neex danga ko bëgg mën nga préféré waaye mënoo ko jënd ndax nit ki nu mu mel la. waa ak li mu soloo xam nga njaay bi nu mu mel nga xool bool bi yow am nga envie lekk boobu waaye mënatoo sa envie bi mooy dàgg. li tax mooy dàgg ndax ni melokaan ni nga ko fekk la. ak lekk bi ni nga ko fekkee la. fu mu nekk la bërëb bu mu nekk la. dafa am nit ñoo xam ne seen xel dafa gaaw a wëlbati. ni ñuy gisee bool bi rek. du ñu lekk. du ñu lekk ñuy suur. moo tax li ñuy wax naan bool bu rafet. jar naa jënd. bool bu rafet. jar naa jënd boo ca yekkee ndox sax. bu borom marul naan sax day naan. day dëgg la naan loolu la. loolu wolof la dégg naa. waaw loolu waaw léegi. surtout si li nga xamante ne lekk yoo xamante ne xam nga bool yoo xamante ne ay bool kaw si lay doon ay def boo ci defee lekk rek loolu mën naa def beneen effet sa biir. ndax conseil dañ koy wax à chaque fois ne bool kaw su boo ci defee lekk bu tàng rek soo koy dugal sa biir beneen feebar la lay jox. waaw des fois nga am benn feebar boo xamante ne nga yaakaar ne yàlla moo la ko jox fekkee yaa ko jox sa bopp ndax laa la lekk yi ñuy lekk la ak jënd bi li ñuy jënd tamit nit boo yoree sa xaalis ak nit nu mu mënta mel ak noo ko mënta bëgg xoolal li nga loo xamante ne boo ko dugalee sa biir dina la arrangé bu ruus nit ba nga jëfandikoo ak moom li nga xamante ne da lay lor ëllëg. d'accord ëllëg très ñi bien. nga xamante ne ñoom ñooy jaay ndékki nañu xoolaat bu baax a baax li ñuy jaay. Très ndax bien. moom li tax ñu taamu ko ñun waa Mbour TV bi. lu muy jaay déjà set na ba pare te moom set na ci boppam ndax gis ngeen ko tagalu na ba pare te dama koo bett fu muy jaay dama koo bett jour boobu. waxuma ko dara dama wàcc rek si suuf rek ma ne ko damay def ak yow émission munoo bindaani ma ne ko ni nga mel ni xeeb nga ko waaye téléspectateurs yi ñoo la mën a wax li yow li ngay def nii parce que jaaykat léegi am. en général ñoo xamante t-shirt ak body la ñuy sol. te loolu booy jaay dara tagalu ba mu nice nit ki bu ñëwee rek foofu la lay nawee fu mu la fekk rek fu ngay jaay fu ngay daan sa doole foofu la lay nawee ba. ilaa yow mi diini. Très bien. dina la respecté jox la li nga xamante ne mooy sa cër. très bien Binta développement baax na kon jaaykatu ndékki yi ñuy def restauration ñi ngir ñu mën a saytu wér-gi-yaram doomu aadama yi waaye tamit li nga ñuy togg ngeen mën ko jaarale si yoon mun a am hygiène ak qualité yi moo gën lépp loo xam ne quantité la qualité yi moo gën quantité voilà jërëjëf Aïda lan moo xew tey ci réew mi. waaw ji bi réew mi nag li fiy xew moom bari na. donc chaque jour ma wax la ko. réew mi li fiy xew bari na xanaa tey dañuy continuer rek. wax fi nga xam ne fa lañ nekkoon muy wàllum violence. violence bi ba léegi gis nañ ne mu ngi gën a yokk ci suñu réew. parce que barki démb boo xoolee am na ñaari waay yu ñoo xam ne dañ leen a rey fële ca Patte d'Oie. bi ñu leen reyee gisuñu seen corps yi. daal après mën nañoo may image yi gars yi xoolaale xew bi. régie dinañu jox image yi ñu xool ko. bi ñu leen reyee gisuñu leen automatiquement. après dem na ba am ay 2 jours ñu gis leen bi ñu leen di gis fekk na seen corps yi commencé na yàqu. commencé na yàqu donc man damay laajte ñàkk kii la. kaaraangeel wala nit ñi ñoo jëful la ñuy wax. parce que man
comprendre tuma dund gi fi mu toll nii boo nekkee sa biir kër ñu fekk la fa boo génnee ci mbedd bi ñu fekk la fa dañuy wax naan booy génn ci mbedd bi bu dee dangaa yor xaalis dee ko déposé ci sa compte boo demee ba fi nga yegg conseil de sécurité waaw boo demee ba fi ngay nekk nga récupéré ko mais dama ne man boobu lay gën a yées parce que buñ la agressé fekkuñu ci yow dara seen xol day jeex mais yoral 2000 francs gàdduwaayoo ko 1500 2000 francs dañ lay rey seen xol day jeex parce que dañ naan sama temps bi ma perte yëpp topp kii depuis boobu ba léegi mu ñëw yàqal ma yorul dërëm dañ lay rey man ma defe ne nga yor ñu war laa rey nga jébbal leen ko moo gën a yor ku yorul dara ñoom soxlawuñ ci yow dara nag ku yorul dara buñ la gisee nii ay da nga def cheveux naturel bu gudd nii sol sa yére bu baax nii est-ce que xam nga ne téye sa comme ça téléphone jigéen ñi dinañ leen tromper buñ la gisul dañuy jël sa cheveux bi la ñuy génne rek dem sa nga dem ak bopp neen parce que cheveux bi yow yaa ko liggéey sac à main bi yow yaa ko liggéey téléphone portable bi yaa ko liggéey wala ñu may la ko buñ ko jëlee ci yow dañ lay mayaat wala nga jëndaat loolu mu garaawul mais xam nga lu ma mënta nangu yoroo dërëm sañse ba mel ni Aïda gàddu nga ndab saak ñaari perruque nga am di ko aawanto buñ la gisee foog ne yor nga ay millions buñ la agressé fekkuñ ci yow dara dañ lay rey. léegi boo nooy def booy génn doo sañse doo sol lu rafet. mais da ngay solu. waaw boo soloo ñu agressé la boo soluwul ñu agressé la. léegi nooy def waaw léegi man xam fi mu toll nii man damay laajte man ndax man damaa bëgg a jommi comme li ma waxoon démb rek xale yu góor yi nanguwuñu wax ñenn ñi nanguwuñoo liggéey ñi am jom ba léegi ñoo ngi liggéey ñoo ngi yeewu 6 heures du matin 5 heures du matin boo yeewoo 4 heures du matin wala 5 heures moins da ngay daje ak ñenn ñi ñuy xëy mais ñi nga xam ne bëgguñu dara ci seen laay seen àdduna yëpp fii lañ ko nar a jàpp agressé que fii fi jàmm sàcc defe nañ ne mooy àdduna ñoom dama foog ne ñenn ñi dañoo xalaat ne ñoom dee amul. on peine de woyoon na leen fi ñu may ko xaalis bu bari agresseurs yi dajale xaalis yóbbul ko ne ko kontaan nañ ci li ñu wëy on peine agresseur on peine woyoon na leen ah yow loolu mënoo koo bàyyi xam nga ni ngay jotee xaalis doo si sonn ñoo gis Aïda muy dox mu am na 50 000 francs coono la risque la du matin ñun ñu tëdd nga xam ne dafa am heure boo xam ne doomu aadama yi dañuy dox am heure boo xam ne rab yeeg jinne yi ñoo ko moom bu nit ñi tëddee rab yeeg jinne yi jóg yow nga ne yaag rab yeeg jinne yi yéen a yem te suñu borom bind la nga nekk nit nga ne yow bëggoo daraay nit heure rab ak heure jinne yi rek ngay dox bu nit ñi tëddee di nelaw nga jóg di sàcc te yow jóg di sàcc mais gars yi léegi Aïda digg bëccëg leen lay agressé sàcc bi yëpp risque la de sàcc bi yëpp risque la dañuy bu ñu jógee ñoo ngi sóoraale ndax nit mën nga leen a jàpp wala mën nga leen a yëg te koo ci jàpp boo koy dóor dala naan baal ma damaa bëgg a dimbali sama ndey ak sama baay. waaw loolu la ñuy dimbalee ndey ak baay. sàcc la ñuy dimbalee ndey ak baay. mais ñaata société ñoo fi nekk du recruter xale yi ñuy liggéey mais nanguwuñ ko xam nga lu ñu nanguwul mënuñu amuñu patience su xaar weer bu dee sàcc bi yëpp lii moo ko waral. ak xelaat patience su weer bu dee. ak xelaat liggéey xelaat nan nga war a liggéey pour tekki si duñ ko def ñoom daal na mu gën a yombee rek. noonu la ñu moo tax xoolal patience lañ amul 30 jours wala 29 jours la ñu mën a xaar weer bu dee ñu fay. mënuñu leen loolu ñaaw na quoi jàpp nit ray ko 2 jours nit ñi di ko wër. te yow ka nga rey leeru la ndax moo yor famille nga rey ko noonu ci zéro yow kooku bu la bu xamoon ndax ay waajuram moom lañ yaakaar xamoon ndax day soog a commencé liggéey génnee famille ci benn situation bi parce que ñu ci bari moment bi ñuy commencé liggéey ci lañ leen di rey. mais Aïda il faut nga wax parce que période électorale la ñu nekk kenn xamul réew mi jamono ji loolu lay bañ agresseurs yi sàcc yi dañuy profité ci élection yi bu ko defee ñu naan élection yi lañuy. Aïda xam nga ne meeting dina am meeting fu mu am nit ñi dinañ fa mbooloo dinañ sol ay t-shirt dinañ yor seen téléphone dinañ yor xaalis. ñu bëgg koo jiñ politiciens yi wala politiciens yi agression bi bu commencé ñu bëgg koo jiñ politiciens yi wala politiciens yi sàcc yi ñooy profité ci occasion bi. gis nga politiciens yi politiciens yi dañoo yor seeni métier di ko def d'accord dañu yor seeni liggéey di ko def te ñoom am nañ ay njaboot ci man ci sama xalaat bu gàtt ñoom ñooy jël xale yi di leen sàcc wala ñoom ñooy rey lu nit ñi gis nga nit ñi ñoo doy dañ fay gis ñoo xam ne est-ce que ji bi foofu lay waxee
waaw est-ce mais que non waxu pour ñu waaw pour bàyyi ñu bàyyiwaale xel ci sécurité waaw mais parce que aussi sécurité bi kii nga doomu aadama yi sàcc yi ñooy profité ci occasion yi dañ naan nañ profité rek comme élection yi jot na ñu rakkaaju di sàcc bu ko defee dañuy jiiñ politiciens yi lañ koy jiiñ seen xel du mu sa xalaat sàcc yi ñun ñaa ngi fi di def ay sacrifice pour am alal mais du politiciens yi xale yi léegi ñoo gën a bëgg xaalis ñoo gën a bëgg xaalis lu ñu def pour am xaalis dañ koy def lu ñu leen laaj pour am xaalis dañ koy uti boo ko defee nag dañ koy jiñ politiciens yi wala politiciens yi mais du ñoom dañoo yor seen njaboot tey ku ci bëggoon xaalis bu ñu la laajee dara xanaa war ngaa mën a tayle kon sa doom doo jëli doomi jàmbur ci sama gis-gis bu gàtt jaajëf te am na loo xam ne ñoom defe naa ne alal ci jaralu leen ko alal jaralu leen ko jaralu leen yenn yi ñu leen koy sant ñu koy def ñi nga xamante ne ni tekkiwuñ dara ci dëkk bi amuñu xëy amuñu góor chaque jour ñoo ngi lijjanti fu ñuy jëlee xaalis ñooñu ñooy gis benn coalition rek pour ut am xaalis ñu créer seen mouvement boo xam ne nag lu yàlla xam doy na mbirum formation la ñuy doon ñooy dem ut seen loolu rek a fi nekk dañu la naan indil nangam wala defal nangam dans 3 jours yi nga am nangam ñu dem sàcc xale. waaw loolu du politique kon léegi ñëw fu mu toll nii si politique. non waxuma politique. non jeunesse bi laa waaw boo defaree loolu kay mouvement politique la boo defaree mouvement ñu ne la indil sacrifice léegi. formation yi mouvement politique la. seen mouvement bopp la. mais yow yaa fi tudd formation bi politique rek. waaw jeunesse bi dañuy def seen i mouvement di def seen i activité. waaw mais politique rek politiciens yi rek defuñu fi ay mouvement ci bi. déedéet dama ne la ci bi yaa ma gën a xam ne man yéen étudiants yi wala étudiants yi dañuy def seen i mouvement. waaw d'accord dañuy def journaliste yi am seen i mouvement journaliste amul mouvement politique gu ñu. dafa naan ko moo ay dem ñu politique waaw mais politique la ñu wax moom lañ toll jamono jii mouvement politique la ñu wax léegi yow bu nekkante ni mouvement politique nga ne da ngaa am loo xamante ni dañ la ko laaj pour nga mën a am avancement nga mën a falu nga dem di sàcc xale yi kon kay politique ñëw na. non non dama ne la jibi askan wi bul ma booleeg ñoom. yow yaa ko wax yaa ne yow yaa ne dama ne. waaw dama ne da nga fiy gis xale yoo xamante ne seen comme association lay doon mouvement lay doon ñuy doon groupe. ñu gis benn ci internet bi la ñuy nekk toujours ñu gis benn parti wala benn affaire boo xamante ne. jeex na déglu rek. waaw déglu li may wax parce que dañuy am seen réseau. waaw dañuy am seen réseau. réseau ba mouvement la parce que kenn ngi fii kenn ngi fii kenn ngi fii. waaw dañuy booloo. pour recruter xale yi. dugal leen ci mbirum franc-maçon. léegi dañ pour ñu jàpp la am la ci duñu tëb. yow yaa gis gars yi dugal ci franc-maçon yow gis nga gars yi gis nga mouvement yi dama ne ndax yow gis nga di mouvement yi gars yi di yor franc-maçonnerie. ñun ci internet bi la ñuy nekk chaque jour. des fois da ngay jékki rek ñu envoyé la benn lien wala benn affaire nga cliquer ñu lay wax pour am xaalis lii ngay def yii ngay def yii ngay def yii ngay def boo nekkee dof ba bokk ci yaa ngi doom a yem jeex na. gis nga mouvement franc-maçonnerie fii nii ci réew mi. fan fii nii jibi ci dëkk bi nga dëkk sax nga dégg fi mbirum franc-maçon yow jibi bàyyi nga wax mais jibi nag moo tax doo nangu del nangu gis nga xam nga laa gën a bañ ci doomu aadama. déedéet dama lay laaj man kay dama lay laaj nit ñi di la kii du question de nangu de dama lay laaj ndax yow gis nga mouvement franc-maçonnerie fii ñuy sacrifier xale yi di jàpp di yóbbu. mais chaque jour ñu dégg fi xale bu réer ñu ne dañ leen a. kon kay jeex na kon kay loolu yëpp ci xeetu politique la def. Binta waxal moom franc-maçon yi ñoo ci nekk. Binta bul wax waaw waxal rek. xam nga lan moo tax gis nga jibi gis nga dangay nangu gis nga jibi lenn rek moo way jotale ak yow. dangay xam mbir mi. dégg nga da ngay xam mais danga may bàyyi ak téléspectateurs yi parce que ne xale bi waxati c'est pas ça non c'est pas ça boo demee bay wax kàddu gis nga franc-maçonnerie dafa rëy. baat bi dafa rëy yow yaa ne am na mouvement yoo xam dañuy sacrifier xale yi. di leen dugal ci franc-maçonnerie. waaw yaa daa gis. waaw jibi bàyyi ma jibi ñun fii lañ dëkk li ñuy wax ñun gis nga jibi li may wax yaa ma ko gën a xam chaque jour ñu gis fii chaque jour nga jékki rek ñu ne xale bii de moom dafa jékki rek am xaalis fan la jëlee xaalis xëyul gontul koñ ba commencé koo riiral est-ce que duggul ci mbirum franc-maçon est-ce que deful nii est-ce que deful na jibi xam nga bu baax li ma lay wax li ma xaw a jaaxal élection yi kii la nan lañ koy période ba période la te loolu mu su fi dañ
ay affaire sàcc xale moom jox ma loxo. ma ne affaire ma ne fii nga mën a faram-fàccee. ma ne affaire sàcc xale yi nu mu gën a amee rigueur mu ngi nekk ci fin de mandat président de la république bi. boobu daaw lañ ko gën a gis. daaw lañ ko gën a gis est-ce que yow ay 2013 2014 gis nga ñuy sàcc ay xale. dama lay waxal teel sa micro bu baax. sàcc xale moom mosu ko jóg. waaw sàcc xale chaque jour déggoon nañ fi temps yële. ñu ne xale bi yaayam da ko boot ci biir bus bi. ñu jékki nag gis ñu dagg baaraamam. loolu législative yi la woon élection législative yi la woon. gis nga jiñ na ko élection législative gis nga jiñ waa kay waa baax na. waa lan moo la leer ne lan moo la leer ne est-ce que kooku ko def affaire élection moo tax mu def ko lan moo la leer ne ak affaire faramason taxul mu def ko. jërëjëf waa kay xale yi ñoo war a dem xale yu góor yi ñoo war a dem uti métier. gis nga xale yu góor yi sax nag dama leen a yëpp rek waaye xale yu jigéen yaa ngi ci seen biir bu dee 50 góor la 30 yëpp jigéen ñi amuñu jom. ñu dem wuti ji waaw kay amuñu xëy bëgguñu liggéey. jërëjëf bëgg nelaw ba naaj bi tànn. te boo xoolee ñu yeewu sama genre bi dañuy xëy bu ñu xëyee maquillage yi ba saf. sañse teg seen i yére sañse bañ ceeg. nga foog ne dañuy génn ñu snap téeméeri vidéo woo. te boo xoolee su dee da nga wax ak xale góor yi par nga wax ak xale jigéen ñi ndax am na góor yoo xamante ne dañuy bëgg a def dara mënuñu ko ñu dem sàcc. waa jigéen ñi dañuy jiital ñoom la. jigéen ñi dañuy sàcc dañuy sàcc ñoom tamit jigéen ñi tamit dañuy sàcc am na jigéen ñuy sàcc. jigéen ñi dañuy sàcc jigéen ñi dañuy sàcc. jigéen ñi sax dañuy sàcc waaye xale yu góor yi yoo xamante am na yoo xamante ne seen loxo. jotul seen ginnaaw am na yoo xamante ne booy dem génn ak koo xamante ne mooy loolu. d'accord ma loolu de góor ngay génn ak jigéen. yoroo jigéen tax ngay sàcc. moom di ko defal yàqu jigéen kaayam. daa fekk bëggoo kooku noonu ay de loolu beneen thème la gis nga loolu c'est une autre chose lundi nga ñëw ci bu lundi nga ñëw ci loolu ay da jërëjëf. xale yu góor yi xale yu góor yi waaw ñu dimbale ñu ngir yàlla ak yoonam ñu dem ñu uti métier. ok voilà sécurité bi aussi ñu wax ci. waaw ñu gën ko yokk. ok voilà parce que lu ñu def lu dul loolu rek mënuñu di dugg ci biir kër yi di garder nit ñi. mais nañu def ay poste de police. nañuy monter ci yenn point yi nga xamante ne ni agression bi fa la nekk. ñu dimbali ñu parce que ñun tamit sonn nañ. jaajëf déjà jibee ngi nii neen dafa war a génn. waaw kay ak yow mais ñemewul dem. ñeme naa de ay da ñeme ma woo jaxase dem parce que léegi rek yàgg ma naan man temps yi moom dëkk bi agression yi xam naa damay mujjee fomb sama jibi demal rek kenn du la laal. yaa ngi waaj a génn yow tamit yaa ngi waaj a génn boo demee tamit da nga mooy yaa ngi waaj a génn Binta ngi wax fa nga jëm de Binta ngi wax fa nga jëm. damay liggéey tey Binta ngi wax fa nga jëm da ngeen ñëw. Binta ngi wax fa nga jëm gars yi dañ lay kar de. voilà très bien mu ngi noonu merci. tey damay liggéey. voilà TV show. waaw mu ngi noonu jërë ngeen jëf mbokk yi kon nag mu ngi noonu lii mooy njëriñ li nga xam ne mooy Mbour TV buñ ci tollee rek ñu wax jafe-jafe yi askan wi di dund nit ñi mën koo xam waaye tamit mun see bàyyi xel jàngee si parce que boo si jàngul boo xëyee ñu agressé la ngeen ne déggoon naa ñi ko doon wax de waaye teguma woon ne dëgg la tant que sénégalais wu tant que dalu la rek danga naan du dëgg. waaw kon nag mbir mi am na ñu ngi faagaagal nit ñi waaye tamit ngeen bàyyi si xel mën a fagarlu bu baax a baax waaye tamit di fàttaliku tamit Binta Cheikh Ahmed Bachir Kounta mi nga xamante ni moom moo fi nekkoon porte parole lu Ndiassane génn àdduna démb tey la ñuy def levée du corps bi nekkoon journaliste RTS ñu koy ñaanal bu baax a baax Ahmed Bachir Kounta liggéey voilà. amiin voilà waa Mbour TV yëpp ñu ngi koy jaale famille di ko jaale waa Ndiassane di ko jaale Sénégal di ko jaale RTS di ko jaale bépp média donc ñun ñëpp ñoo ko bokk paa bu baax la woon yàgg naa ko suivre ba ma nekkee xale ba tey donc mu nekkoon RTS kon yàlla na ko yàlla xare àjjana comme ni ko Aïda wax ayca Binta ñu ñëw si tëj bi gaaw parce que temps bi jeex na. yow kay li ma fàttali moom faaw fa jaale. waaw bisimilah waaw suñu mbokk waaw suñu mbokk la suñu lépp la jaale bi maa ngi koy teg si loxo Cheikh Bekkaay Kounta depuis Ndiassane ak Soxna Fatou Kounta ak la famille Kounta groupe WhatsApp maa ngi jaale ñëpp si li nga xamante ne li ñu bokk nii si Ahmed Sidi Bachir Kounta mi nga xamante ne moom moo nelaw démb yàlla na sara xam yàgg seen loxo te ñun ñi nga xamante ne ñoo fi nekk rek bu yéexee waaw bu ko defee
ko defee rek damay solution la damay conseil ñi nga xamante ni ñoom ñooy jaaykat ndékki bi di leen ne rek métier bi ñuy def métier bu am solo la ndax képp kenn ku nekk boo yeewoo rek li ngay njëkk a def mooy ndékki waaye conseil bi tamit lenn la ci bi nañ gën a góorgóorlu loolu hygiène bi surtout ndax boobaa booy jaay dara rek faaw nga set waaw li ngay jaay mu set ba pare waaye yow tamit sa jëmm boobu faaw nga set ba pare. Très bien. waaw sa xol bi tamit daal di set tamit. Très ndax xol bien. bu set tamit dina ànd ak njaay bu set. Jaajëf. boo setee rek xol bi daal di set rek. njaay bi day gaaw a jar xam nga ku ñëw rek sa place rek dafay bëgg man des fois su ma wàccee si suuf une heure de temps dinaa ko fa def. parce que li ma fa am jàmm la. Ok. lekk bu may lekk tamit dafa set. Jaajëf, yéen a ma gën a jaajëf. xam di gërëm ki nga xamante ne mooy suñu maman chérie. moom mooy maman Yaxi ak maman ta maama ñu ngi leen di nuyu lu Tan bëri maama. bëri ñuy suñu téléspectateur Mbour TV Ansou Coulibaly depuis Espagne borom Espagne ñu ngi lay nuyu lu bëri bëri day jatu candu Maroc Ismaïla Mandiam borom Port depuis Dakar ñu ngi lay nuyu lu bëri bëri yéenay suñu xarit yéenay suñu lépp ñu leen di bëggee saa su ne di kontaan si yéen ba mu leen di incha allah rabbi bon week-end Binta aca Aïda xanaa tàggoo kay solution mu wax nga ko. joxe naa solution waaw kay ba pare xanaa waaw ma kay. koy tàggoo rek waaye balaa boobu rek damay wax Régis rek ñu jox ma photo bi ki nga xamante ne mooy Sonia de la part de Mohamed Thiès. Mohamed te anniversaire. waaw dafay fêter anniversaire Ah, am tey. ndeysaan, waaw. Sonia de la part de Mohamed Thiès. ñu lay souhaiter happy birthday longue vie à toi loo dund doyul dundal 100 ans sans ordonnance borom Mali Sonia yow nee naa la lépp loo bëgg rek yàlla na. Joyeux anniversaire Sonia waaw waaw. lépp lu mu bëgg rek yàlla na ko yàlla defal Mouhamed Thiès nag moo joxe message boobu mu ne nañ ko souhaiter Sonia happy birthday longue vie à toi man Aïda maa ngi lay souhaiter longue vie à toi. longue vie à Sonia toute l'équipe Mbour TV ñu ngi lay souhaiter bon anniversaire. Voilà. Merci beaucoup di leen jox rendez-vous ba lundi incha allah téléspectateurs yi di remercier bu baax ki nga xam ne mooy Binta Fashion Cheikh Oumba madame Diaw yow nee naa la kenn du yow borom sañse yu baax yi. mooy Binta jaajëf kon ok mu ngi noonu merci beaucoup ñu leen di jox di jaajëfal moom incha allah beneen émission Mbour TV matinale bon week-end yi ñëpp.